démb ci guddi gi taw yi bëri woon na loolu waaye it fan yi ñu génn am na bés yoo xamante ni taw yi bëri woon na ci yenn ci gox yi ci biir réew mi gis nañ ne nawet bi mi ngi leen di sonal waaye surtout ci Dakar ndax yenn ci localité yi am na si ñoo xamante ne ñu ngi ci ay jafe-jafe ñu taxaw nag tey ci assainissement ci réew mi ndax dina baax ñu taxaw xool lan lañ ci jot a def itakit fan la ñu jëm ñuy dalal Ibra Sow nga xamante ne ni moom mooy président association des acteurs de l'assainissement du Sénégal sëñ bi Sow dalal jàmm ci plateau bi. wa tabarakallah soxna si ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di sant di gërëm di nuyu mbokk auditeurs yi ñuy seetaan waaye itam di la sant di la gërëm si dalal bi ma dalal tey. jërëjëf Daouda Mine maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Ajaratu. ñu ñëw ci ni ma ko waxee démb taw yi bëri na ndax gis nañ ci yenn gox yi am na ñoo xamante ni jëlee nañ ci lorange ba ci Cambérène ñu ci wax sax ku si ñàkk bakkanam mais yow ci kuréel bi nga xamante ne jiite nga ko ndax am ngeen tey ay données yoo xamante ne mën ngeen ko baaxee nit yi ñuy seetaan ci li nga xamante ne am nañ ko ci ay dégâts jëm ci tawu démb yi. en somme ci wàllu dégâts moom taw bu bëree fokk mu am tuuti dégâts. mais li ma la mën a wax moo di en général li nga xam ni moom nañ doon jànkantool ci wàllu jafe-jafe ci taw amuñu ko ren. dafa nekk nag ay gox-goxaan yoo xam ni foofu amul réseau d'assainissement amul ay système de pompage amul ay système de drainage foofu moom bu tawee fokk moo am ay jafe-jafe ala kulli haal parce que ndox mi du am fu mu jaar pour dem. waaye taw bi nga xam ne moom lay taw ci Ndakaaru ak biir plateau bu tawee xëy na dina toog peut-être 20 minutes 30 minutes le temps que mu jaar fi mu war a jaar pour dem loolu rek mooy handicap bi yeneen ya ca des tuuti dafa am lu ñuy jaawale diggante fi ndoxu bu bon war a jaar ak fi ndoxu taw war a jaar loolu rek mooy problème mu Sénégal ak itam mbalit mi ni bàyyi muy dem di fatt fi ndox mi war a jaar voilà mbalit mi ak suuf si sax ren gis nañ ni AGEROUTE def na ci effort bu rëy bu gisee gaa yaa ngi bale tali bi constamment suuf saa ngi deñ donc suuf sa daan dugg ci biir égout yi doon fattatu ko kooku moom leer na ñëpp d'accord nañ ci moo tax ba ndox mi nu mu daan taawu ni ren ci yenn gox-goxaan yi nag comme ay Pikine banlieue foofu nga xam ni yenn yi maire yi ñoom ñoo yor yenn yi direction de l'inondation moo ko yor yooyu souvent dafay am ay jafe-jafe. alors zone yooyu la ñuy taxaw parce que loolu it at bu jot ñu déggal leen ay jafe-jafe finalement lan la ñu def loo xamante ne mën nañ ko jàpp en termes de réalisation jëm ci indi leen sax en léger mieux ci seen dundin. xam nga bu njëkk ba daan taa ba gars yi dem uti li ñuy wax plan ORSEC organisation du secours nan daan teg fii. yooyu amagul parce que ça veut dire que ni eggagul ci dimension yi mu daan egg fi man ngeen xam ni itam gars yi def nañ fa ay bassin de rétention yoo xam ni ñoom ñooy yóbbu ndox mi géej def nañ fa ay pompe yoo xam ni seen i dimension dafay ëpp 2000 cube heure kooku dafa 2000 cube minute loolu dafa am solo. lu waral ndox mi di taa kon foofu. moo fi muy taa mooy. fa ñu deful pompe fa ñu deful station fa ñu deful système de drainage foofu lay taa ce zone yooyu souvent boo koy xool pour egg fa dafay jafe dafay ruqe parce que kenn doo fi ci assainissement comme fu mel ni Médina Gounass am yenn partie Diamaguène ak itam yenn partie Lansar wala Sam-Sam yooyu souvent pour nga egg foofa pour mën faa def système d'assainissement lu jafe la. mais comme ni nga ko waxee léegi da nga ne bu ñu la déggee. day wax ni fu mel ni ay plateau et consort ñoom ñoo amul yenn problème yi alors que tey boo jëlee lu ñuy woowee ONAS je pense que compétence nationale la am office national de l'assainissement du Sénégal. Ça veut dire que fu mu mën di nekk fu sénégalais war mën a nekk war nañ def ba nga xamante ne affaire inondation wala assainissement yegg si fi nga xamante ne foofu nga nekk lan moo tax yéen ñi nga xamante yéen yëngu ci affaire yooyu def leen ba nga xamante sénégalais bi nañu ci gis seen bopp. en somme encore une fois dañuy wax ni zone yi nga xam ni zone yoo xam ni c'est des zones inaccessibles mënoo fa def assainissement booy def assainissement li mu soxla mooy espace normalement nit warul woon dëkk foo xam ni defuñu fa assainissement. mais dëkk nañ ba pare léegi ñooñu danga naan leen seen problème kenn mënu ko saafara. kay
mënees na koo saafara su fekkee ne xaalis am na bu mën investissement bi laaj ñu saafara ko parce que loolu xaalis bu bëri la laajul ay 200 millions 300 millions yi non ay milliards la laaj pour déplacer leen defar ko ba pare delloo si leen mooy solution bi waaye fekk leen foofu defar mënta ne c'est pas possible il faut nga jëlee leen foofu ñu dem feneen nga defar foofu ba pare ñoom nga delloo si la fa wala ñu ut ñeneen ñu fa dëkk waaye pour ñoom nga fekk leen fa defar assainissement ba ca ñoom fa ñu ne dina jafe boo ko defee itam dafay dellu si waat. alors am na loo xamante ne mën naa ne peut-être alternative la parce que boo dëkkee ci zone yooyu am ndox yooyu di nga obligé woo ay camion vidange pour ñu ñëw jël ci ndox mi yenn saa yi tamit prestation yooyu dina nekk loo xamante ne ñëpp seen bourse du ko àttan ci fi ñu dëkkee foofu itam est-ce que association bi mi ngi taxaw ci ay jéego ngir fexe encore une fois ñi dëkk ci zone yooyu noonu daal di am possibilité di évacuer seeni ndox pour mu wàññi sax li ñu nekkee. effectivement am na benn marché bu ville de Pikine lancé am na benn société bu ko gagné ba démb laa ko gisee journée ñoom pour loolu moo ko tax a jóg mais société ba nga koy soog a gagné marché bi dañ ko yéex a lancé en tout cas am na ay retard yu tax ba marché bi ñooñu mënuñoo liggéey ci wàllu woowu loolu mais loolu c'était pour que bu fekkee ni ndox taataa am na ci ville de Pikine laa wax de Diamaguène Sicap et autres ñooñu bu fekkee ne ndox ma taana foofu camions yooyu ñooy dem dindi ko dina fa teg ba lu toll dina dem ba 50 camions par jour durant 2 mois 3 mois donc ñoom am nañ budget boobu mais ña ngi marché ba ña ngi koy soog a gagné kon kooku amagul notification pour liggéey loolu xëy na looloo tax ba commencé gu ñu liggéey boobu mais su fekkee ne am na notification DCMP rek normalement liggéey boobu dafay commencé. donc camions yooyu ngay wax on va les mettre à la disposition si ñooñu ngay wax. waaw mais pourquoi warul mun am benn action coordonnée. nga xamante ne ni ñu koy mën a defee nu tuuti Pikine defee ko Tëngéej parce que Tëngéej ils ont de sérieux problèmes d' assainissement noonu lañ ko mun defee Kaolack effectivement dañu am ay problèmes d' assainissement noonu lañ ko mun defee Saint-Louis. lan moo tax warul mun am benn action coordonnée nga xamante ne loolu yëpp dinañ ko mun saafara une bonne fois pour toutes. mën na nekk su fekkee ne par exemple jël nañ yooyu yëpp jébbal ko ki ñu ko war a jébbal. mais assainissement dafa bari ñi ci intervenir luy niroog tali am na assainissement boo xam ne mooy jaar ci bordure tali. Ageroute moo koy rek nga xam ni moom li muy bañ mooy ku yàq ay tali te ndox dafa gaaw ci yàq tali donc moom daf ciy def xaalis bu bari pour ñu dégager loolu. ONAS mi ngi fii lépp loo xam ni drainage la eau usée surtout ak eau pluviale dina ONAS la mais aussi dafa am. ADM day yëngu ci wàllu assainissement am na direction des inondations boo xam ne moom tamit ci banlieue bi lay gën a yëngu am na les communes ñoom les villes je dis bien les villes ñoom tamit dañuy yëngu les communes aussi dañ ciy yëngu donc finalement doo xam kan mooy def lan ak kan moo war a def lan affaire bi dafay jaxasoo bu fekkoon ne dañoo jëloon ñëpp ne nañ ko jox direction boo xam ni moom mooy saytu wàllu assainissement lépp ndox la nga xam ne moom bu jógee dana xam fu muy jaar su amee problème dana xam ne problème ba fee la mais yow finalement dafay mujj am sax ay fénqoo kii moo war a def lii déedéet man waruma ko def kële moo ko war a def donc su boobaa dafay jaxasoo li gën moom mooy ñu jël yëpp jébbal ko kenn na ko yow gérer lii comme ONAS mu gérer yëpp nga xam ni yoonan keneen du ci ne problème bu ci am moom la boo demee Cameroun par exemple parce que man maay président association des acteurs de l'assainissement d'Afrique Cameroun ministère bu ne ak direction d'assainissement chaque ministère am na direction d'assainissement léegi bu problème am ne kan ngay jublu ministère de la santé na man sama direction d'assainissement ministère de l'eau ne sama direction d'assainissement finalement doo xam kan mooy def lan affaire yëpp dafay jaxasoo bu Sénégal bi sax tane na parce que am nañ koor dans seen biir dinañ wootante pour jëm a xool ban façon la ñuy doxee ban façon la ñuy doxalee mais li gënoon moom mooy ñu jël yëpp seddu ko kenn. au niveau municipal tey yan stratégie nga jàpp ni war nañ ko mën a teg si côté assainissement même su dee nangu nañ ne du compétence boo xamante ni seen loxo la nekk mais lu ci ëpp nit yi ku ci am jafe-jafe di nga dem fëgg maire lan nga jàpp ni lañ ko war a mën a teg. niveau boobu pour mu tane. ñoom ñëpp souvent dañuy def ay budget pour les inondations souvent mais pour jëfe ko dafay xaw a jafe tuuti donc benn amuñu dooleem parce que xaalis la laaj
camion yaa ngi koy fay gàtt 250 000 francs par jour mu def fa 8 heures de temps mu ngi dindi ndox mi tey da ngay jël 10 camions benn gox mu dindi ndox mi tey buy dem affaire bi taw mu dellu si waat mel ni mosu faa jaar waaw léegi nag mooy def te yow sa budget mënu ko te ONAS moom option du jël ay camions pour dindi ndox non moom option mu ngi ci maintenir li mu defar ba pare option mu ngi ci jëm a xalaat itam lan la ñuy defaree yeneeni place pour mën a jaarlee ndox mi mu jaar yoon surtout ndox mu bon mi mais ñeneen ñi nga xam ne ñoom seen mbir mi ngi màcc ci maintenir seen tëli aussi ñoom seen tëli rek la ñuy defar ak ay station de pompage yoo xam ne ñi ngi leen di teg ci ay gox-goxaan pour bu ndox mi ñëwee ba foofa ñu pomper mu jëm géej loolu moom na ñoon di doxal am na ñoo xam ne nag ñoom itam da ngay pomper ci les bassins de rétention yi nga xam ne ñoo nekk ay Gounass lag yi ñu pomper mu jëm ca géej ga donc loolu lépp soo ko bëggee boole nga ne lan moo ci wàllu mairie dafay tuuti ci loolu ay budget mu attanu ko xanaa ville yi mënuñu def dara dañuy tuuti de des communes d'arrondissement moom dafay tuuti xanaa les villes nga xam ne dinañ am budget yéen seen association bi à part peut-être yor ay camions de vidange yu nga xamante ne dañuy dem peut-être mu nekk activité bu nga xamante ne da ngeen ci am ay ressources parce que ku yor camion de vidange di nga dem ñu fay la peut-être bu ñu vidé 40 000 wala 45 000 à part loolu yéen jéego ngeen di def pour que lii nga xamante ne moom ngay évoquer ay problèmes mu mun a am ay saafara. bon dama lay wax ne la d'abord camion de vidange bi yemul ci loolu kese. dafa yem aussi ci maintenir le réseau d'assainissement bu mu mënti doon. maanaam mu curer. maanaam dindi mbogo yi nekk ci biir canalisation yi. aussi mu déboucher bu fekkee ni fatt na. aussi mu désengorger. bu fekkee ni am na ay mbogo yu tafu ci conduite yi. loolu la ñuy wax lu colmaté. léegi camion yooyu am na ci ay camion yoo xam ni loolu mooy seen njëriñ ñaari façon camion la boo xam ne loolu lay liggéey ak pompe ak boo xam ne moom pompe kese la mën mooy camion yi gën a màgget yi souvent moom lañ fay féete la nga xam ne ñoom dañuy pompe camion yi foos yi ñu leen di fay waaye ci biir loolu lépp itam dañuy dajaloo pour xool comme par exemple barki dëmb bi ñu wootee ci assainissement Touba dem nañ fa waxtaan ak ñoom am ci ñun ñoo xam ni jël nañ seen camion jébbal leen am ci ñun ñoo xam ni boole nañ seen i doole jël ab chèque jébbal leen du ni mel léeg la ñu def ko ay itam ci ay école ay hôpitaux ay centre yoo xam ni wóor nañu fii laaj na ndimbal ñu seet ñi ëpp doole si ñun ne leen dem nañ jàppale leen bu ko defee ñu vidé foofu du ñu fay wala ñu kiiroo ko du ñu fay loolu dina ci yëngu lu bari sax. alors li nga wax dafay dellusiwaat ci benn am mooy incivisme sénégalais yi parce que soo nee ñu curé ñu génne yenn affaires yi yu si ëpp nit moo ko def ban place ngeen jox sensibilisation ak éducation nit yi ci mbir boobu. bi ñuy njëkk a def mooy kër gu ñu dugg gu ne dinañ fa jooy suñuy mbëbët dimbali leen ñu li lay war a suuli ak jëmmi rasulullah bu leen def ay mbalit ci biir égout yi boobu leen ñuy njëkk a jooy. wax leen itam yàqu-yàqu bii li tax ñu ñëw fii di déboucher yéen bu ngeen ko deful seen moroom a ko def bu dul woon loolu du ñu ñëw fii di déboucher kon dañ fiy jaar benn yoon par at curé rek dem si noonu waaye boo gisee ñu dellu si fii di déboucher kër gi di taag di def yëf dafa am ku def lu defewul maanaam jël loo xam ni warul dem ci égout mu dem def ko ca walla mu fekk ab kubéeru ibu boo xam ni doon ko upp mu dindi ko bàyyi ko noonu mu ne fang lu ñëw dugg pëne bu ñëwee dugg xottu ba lu ñëw dugg leneen ñëw dugg am na ñoo xam ne sax seeni xar yi bu ñu koy rendi ci égout dañ koy rendi bu ñu jëlee sébrit ba sotti ko ca jël bopp ya sotti def ca mais yooyu yëpp xam nga ni du dox nan la mën a doxee mën a dox ña defar affaire ba fa mu jógee ña ko xalaat ñoom seeni culture xamuñu loolu tubaab yi jël ay mbogo ay mbalit def ci égout xamuñu ko ñun buñ ko copier fii nag bëgg a jël façon boo xam ni du façon bu civilisé li ko gars yi di waxee dem dugal ci biir ay mbalit loolu jaaduwul bu ma waxoon naa ko fii daaw bu fekkoon ni sax ña koy def
sama classe gi nañ ay kaw-kaw yoo xam ne mosuñu xam égout xamuñu dara loolu mën na comprendre ñi koy def muy ñi juddoo Ndakaaru gi xam lan lay problème bi muy am lan la ñu def ko ñi koy def mooy ñi jël kubéeru égout yi mooy suñu doom yi ñoom ñooy jël kubéeru égout yi. sanction moo indi loolu. ah sanction yaa ngi fi kon si jàpp na la sanctionné ça c'est sûr mais kañ nañ ciy jàpp. parce que ko ci bëgg a jàpp ku ne mu jël nga ne jarul ma koy déclarer parce que bu ma ko déclarer mu jël kubéeru égout ba xaañ ma ko wala boog mu indil ma ci ay jafe-jafe yoo xam ne du ko jar non man daal vaut mieux ma dem sama yoon rek bàyyi ko mu sàcc sàccam. boobu nag yaa ngi def musiba yow tamit. léegi en dehors sensibilisation bi Aram wax léegi. comme yow da nga ne da nga am benn association bi dafa am sax pendant au niveau international ba. panafricaine. waaw au niveau panafricain. oui donc. que mu nekk waa Sénégal que mu nekk yeneen pays sous région yëpp. dañ bokk lëkkaloo ci benn kuréel. yéen nga xamante ne ay acteurs privés ngeen. est-ce que mënu leen mener benn plaidoyer bu nga xamante ne au niveau des États pour trouver ay plage de convergence yu nga xamante ne problème yi nga fi wax léegi nga xamante ne benn secteur moo am ay nan laa koy wax sax ay structures. yu nga xamante ne yu éclaté pour gérer benn problème que ñu mën a am benn programme. unifié bu nga xamante ne dinañ mën a prendre en charge convenablement problème assainissement yi ñuy wax ne plaidoyer boobu est-ce que yéen a ngi koy def. ni actuellement maa ngi jógee Cameroun. dañ fa jógee dimanche. dafa am ay pétitions yu ñuy defloo pays yëpp association bi 22 pays la ñoom ñëpp ñu ngi leen defloo pétition yu toll ci 500. dafa am slogan bu ñu lancé muy une ville une station. de traitement de boue de vidange waxuñu station pompage yi ak épuration yi parce que gis nañ ni Afrique du station d'épuration mooy régler problème bi lii régler problème bi moom mooy kenn ku ne sa kër nga def fa fosse nga traité ko boo ko traité ni nga ko waree traité fosse ba mën naa dem ñetti at ñeenti at juróomi at nga soog a fii bu jaaree yoon loolu moom moo war a mën a nekk ci dëkku Afrique yi parce que système de yi li muy coûter dafa cher. pour maintenir ko pour entretenir ko dafa cher. donc assainissement autonome mooy tane te assainissement autonome dafay ànd ak ay station yoo xam ne foofu ngay bu camion yi jëlee neefere bi foofu nañ ko yóbbu te loolu Sénégal rek moo ko fi am ci yenn gox-goxaan yi lu mel ni Thiès amu ko lu mel ni Ndar amu ko. lu mel ni Tamba amu ko lu mel ni Kaolack amu ko lu mel ni Kolda amu ko ak yeneen i gox-goxaat yoo xam ni amuñu ko yooyu imagine toi ñooñu bu ñu jëlee seen fosse fu ñu koy sotti ci ginnaaw kër yi rek nañ koy sotti wala ci àll bi noonu rek boo buñ ko sottee loolu affaire ba wow naaw dellu si waat ci kër yi xale yi noyyi seen biir daw te. fukki station ak ñaar nañu am yuy fonctionner fii Mali bii amul station boobu benn amu ci moo tax ñu def slogan une ville une station def loo vidangère yëpp nag en Afrique ñu def seeni pétition ña ngay daje janvier ca Addis Abeba pour mën a dajale yooyu yëpp buñ ko jëlee yóbbu ko am kaw moom mooy association bi nga xam ne moo regroupé tous les ministres de l'assainissement et de l'eau d'Afrique foofu nañ koy jël jox ko seen président ne ñu lii moom mooy suñu mbébét waaye du ñu yem foofu dëkk bu ne daañu fa dem jox leen pétition bi pour pétition bi ne leen nañu def ville bu ne benn station waaye itam nañu fexe ba dajale comme ni doon wax sànq seen structure yi bëri yooyu nga xam ni feneen ku ne di def assainissement ñu def ko benn ministère de l'assainissement mu chargé wu lépp gérer yëpp parce que loolu mooy problème en Afrique moom nañu tànk jéego yooyu nañu dox actuellement. tey am nañu Sénégal plan directeur d'assainissement même bu fekkee ni ci yenn zones yi xëy na dañuy jublu ci ndoxu salte bi doogay dem ci ndoxu taw bi ak yeneen mais tey programme bu mel noonu ñu tëgg ko président bu mu fi nekkee boobaak léegi ñu koy dérouler fan lañ ci toll ndax dafa am tamit fu ñu wékku muy ci àddina ñu war a bàyyi xel objectif du millénaire pour le développement ñu war a atteindre yenn objectifs yi ñu fixé ci wàllu assainissement boobaak léegi naam bu dee nee nga def nañ jéego par rapport ak yeneen réewu Afrique yi mais ñun fan lañ toll ci plan boobu nga xam ni tëral nañ ko te war ko exécuter.
waaw boobu xam naa ni li gën a kii ci gën a mën a tontu moom mooy le directeur de l' assainissement. mais assainissement association bi nga yor xanaa dinañ lëkkaloo ak yéen. waa dinañ lëkkaloo ñun mais du ma dugg ci li nga xam ni benn sama njàng demewut noonu pour mu mën a xam exactement kan fan nañ toll ban degré ban pourcentage. non mënuma ko xam. li ma mën a xam moom mooy man nitu terrain la Ibou la maanaam li xale yi di wax bujuman la li may mën mooy vide fosse ak débouché égout loolu muy sama liggéey tandis que nag pour jox la statistique yi nga xam ni moom la gars yi toll actuellement. sur mais am nga appréciation si li ñuy déroulé li politique publique yi. li ma la wax sànq moo ci ne fa ñu jógee ak fi ñuy egg si fii sori na de madame. ña nga jógee ca 2005 ca inondation kilomètre 14 Ndakaaru tëju kenn dem ñu gars yi kërti ba def foofu waa Ajouride yi ñoom Ibrahima Ndiaye yi def fa benn station kilomètre 14 station boobu actuellement lépp luy ndox jàmm gën moo koy dégagé mu jëm géej waaye jàmm gën bu ñu jooyul ci station boobu la ak yeneen yu ñu def. waa ONAS yi aussi am na ci biir foofu ay station yu bëri ñu fa def yu nekk guy gaak ñoom seen nga xam ni ñoom ñooy pompe ndox yi mu jëm ci kilomètre 14 boobu mu jàllale jëm géej li ñu def bëri na fa tabaarkalla Ndakaaru moom bu ñu jooy nan sant yàlla ñi jooy mooy région yi nag ñu defagul lu bëri mais am na bu ñuy wax le programme des 10 villes bu ONAS lancé actuellement yaakaar naa ni ñi ngi ci commencé jéego yooyu pour mën a def 10 villes yooyu yëpp ñu def ay assainissement bu jaar yoon boo xam ne bu ñu mën a dégg la waaw ci su 10 villes. alors dinañ ñëwaat ci moom Ibra Sow ci kanam mi jiite association des acteurs de l' assainissement du Sénégal ñu dem. jërëjëf Fatou Kiné dem dellusiwaat ci Ibra Sow mi jiite association des acteurs de l' assainissement du Sénégal dañuy dellu si ñaari éléments yi nga xamante ne moom la Fatou Kiné jeexale Cambérène Parcelles Assainies te dégg nañu léegi également kàddu yi nga xamante ne maire ba di Moussa Sy yëkki na ko ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko fay dund malgré effort yi nga xam ne mu ngi koy def jëm foofu noonu tey lan moo war a nekk solution pour fu mel ni Parcelles nga xamante ne man bokk awma habitude doon fa dégg inondation wala nit yi ñoo ko maîtriser wu. si daan am inondation unité 7 ba unité 15 dafa daan am inondation seulement am na ay conduites yu ñu defoon yoo xam ne moom moo doon déverser booru géej léegi nag dama xamul ndëgam tali ba ñu fa daf ko impacté ou bien mais yaakaaruma ko ndax tali bi mën koo impacté parce que ñu ko def itam borom xel nañ xam nañ problème yii gox yii dëkkee. bu ñu fa defee tali wóor na leen ni su fekkee ni bàyyiwuñu yoon wu ndox mi jaar pour mën a dem géej dafa ndox ma dafay des ci biir dëkk ba indi leen ay jafe-jafe kooku moom yaakaaruma affaire bi demee noonu parce que ni ñuy xalaatee ay échangeur ak i pont xalaatee fa ay pont piéton noonu la ñuy xalaatee aussi fi ndox mi war a jaar pour dem. am na fa amul wóoruma mais xam naa ni daana am inondation diggante unité 7 jàpp unité 15 loolu du tey boobu avant tali bi la. alors lenn loo xamante ne dañ koy wax saa su ne saison des pluies bu ñëwee problème mu ndox yi même su nekkee yenn zones yi lay concerné ndax tey amuñu possibilité teg programme boo xam ne sur le long terme lii di inondation dina ko dindi ba yenn zones yi tuuti comme ni nga ko amee ci plateau ni nga ko waxee sànq ñu koy am fépp. bon wax nga sànq ni am na plan directeur d' assainissement bu ñu taxawal boo xam ni tëralin la ñu ngi liggéey nank-nank mu ngi ñëw nank-nank xaalis bu bëri la laaj loolu bu egsee gox gu mu egsi rek bu fa jaaree ba jàll c'est problème inondation jeex na kooku leer na leneen li ci des moom moo di zone yoo xam ne ku mel ni Cambérène c'est pas possible plan directeur mun nañ jaar Cambérène nañ wax affaire bi nu mu demee foo xam ne man su ma tàllalee sama ñaari loxo mënuma dox ci mbedd yi nan la fa mën a assainissement mën a amee mënta ne dëkkuwaay yi ñoo xat ay dëkkuwaay yu yàgg la yoo xam ni boobu temps xalaatul woon ni dëkk bi dina toll fii xalaatul woon ni assainissement dina toll fii il faut ñu sacrifier wu rëddaat affaire bi xàll yenn kër yi xàll mbedd yi teggi seen i borom parce que loolu su amee dañuy obligé teggi leen fokk mu am loolu mooy solution bi teggi seen i borom xàll mbedd yi toj yenn kër yépp yaatal mbedd yi ba assainissement mën faa jaar. Merci beaucoup Ibra Sow, le président de l'association des acteurs de l'assainissement du Sénégal. La page publicitaire c'est